ñunu nee na ñoo bokk réew mi ñunu nee na ñoo bokk Koungheul ñunu nee na wuute manta ñàkk na waaye suñu waxtaane juboo wuute manta ñàkk na waaye suñu waxtaane gis yoon seytaane dafa bari doole. jërë ngeen jëf ñu nuyuwaat leen sant leen bu baax gërëm leen ñëwaat ak yéen seen émission dalal gan comme ni ñu koy defee ay bés yu nekk fii ci biir kër gi di ci dalal ay ndaanaan yoo xam ne ñu ngi nekk ci des partis politiques parce que émission bi 100% politique la comme dañoo nekk ci pré-campagne war a jëm ci élection locale yi xam ne moo war a am ci gox-goxaan yi fii ci Koungheul tim nag xibaar ba mboog des ci ginnaaw saa su ne dana dalal ay ndawam ñu ñëw toog ci plateau bi ñi càmbar ku nekk sa programme ak sa bilan ci loolu rek tey nag ma ànd seeg ñaar ñoo xam ne du ma leen présenté ci Koungheul bu ñu waxee seen tur rek ñëpp xam leen seen engagement nekk des jeunes leaders yoo xam ne développement Koungheul ñu ngi ciy dox ak ku nekk ci camp bi nga nekk sama côté droite lay commencé rek Birane Kaïré moo fa nekk ci ëllëg Sénégal bi xam ne Alioune Badara Ly moo ko dirigé ci Koungheul moom lañ nar a àndal ci émission bi mais itam duñ ci wét ak beneen côté bi itam Daouda Camara benn bokk yaakaar bi xam ne Mayacine Camara moo dirigé liste fii nii ci commune bu Koungheul ñoom ñaar ñoom nag seen i leader commune bi Koungheul la ñuy jonganteel moo tax waxtaan bi ci crois que war na neex war na yaa ñit war nañ ci jëlee ay information yoo xam ne ñëpp dañu mën a xam ci loolu rek damay tourné rek jàkkaarloog Daouda maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak mbokk Koungheul ak mbokk àdduna yi xam tey ñu ngi lay seetaan tey en direct. waaw merci beaucoup PDG Matar Sarr ñi ngi am kontaante bu baax ci teew bi ñu teew fii tey di rafetlu invitation bi di kontaan aussi ci implication bi ngeen impliqué jeunes yi parce que d'habitude dañ doon gis mag ñi ñoo doon gën a faral def émission yi mais tey ngeen woo ay jeunes ñu war a waxtaan ci li nga xam ne ñoom ñoo ko bokk te mënuñ ko séddoo mooy Koungheul di wax ne dañuy démarrer rek ci waxtaan bi di nuyu ki nga xamante ne nii tey moom moo tax ñu teew fii muy ki nga xam ne mooy militant di première heure ki nga xam ne mooy le mandataire sûr ki nga xam ne moom moo dëkkee di gagné bureau de vote yëpp Macky Sall wóolu ko tegaat ko tey ne ko yow laa wóolu ci Koungheul doxalaatal muy le ministre maire Mayacine Camara ñu koy nuyu bu baax ak l' ensemble staff bi yëpp di leen nuyu di nuyu aussi koñ bi ma dëkk muy Mali yaakaar naa ne lu la amoon ci lu may nuyu. loolu nuyu ci loolu la ñu tourné rek Birane Kaïré ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak mbokk Koungheul yi xam ne ñu ngi lay suivre en direct ci Facebook bi di la suivre ci biir xibaar boobu di BTV. voilà asalaamaaleykum waa xibaaru Bambuk ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu PDG ñu ngi lay nuyu yow sa waa voilà yow ak sa waa équipe. Avant tout aussi xam naa sama naataangoo daal dama fàtte nuyu mais c'est normal quoi donc dama koy nuyu bu baax a baax. di ko wax ne voilà c'est un frère boo xam ne dama ko estimé de trop. donc yàgg nañ nekk université nit ko voilà benn nit ko la il est tellement engagé. te mu ngi jàppale aussi leader politique am muy le maire sortant Mayacine Camara jógee foofu rek bon di nuyu aussi waa Koungheul yëpp di nuyu aussi waa Diamaguène ak voilà ak yeneen kàcc périphérie yëpp donc di wax ne ñoo ngi ñëw fii tey si liste voilà si suñu tour leader muy Alioune Badara Ly représenté ëllëgu Sénégal fii nii donc moom ku ko gis xam na ne voilà moom Koungheul yi xam nañ ko nekk ci leader boo xam ne nii dañ koy présenté parce que il a beaucoup fait non pour Koungheul donc nekkatu kenn ku présenté donc di ko jaajëfal bu baax a baax ok ma leen di jaajëfal dégg ngeen samay gan ku nekk def na sa nuyoo def na sa présentation ci noonu rek la ñuy xuusee dugg ci waxtaan bi première question bi rek ñoom ñaar ñëpp lay laal moom mooy implication des jeunes ci liste yi xam ne génn na liste yi génn na benn bokk yaakaar génn na ëllëgu Sénégal génn na mais tey bu ngeen fi toogee tey parti ngeen fi teewal tim mais tim toog ngeen fi jeune département Koungheul nan ngeen gisee taxawaayu jeunesse bi ci liste yi génn waaw taxawaayu jeunesse bi ci liste yi ñu génn moom ñun yaakaar naa ne loolu suñ leader muy Mayacine Camara moom il a été toujours avec les jeunes te loolu wane na ko parce que du ma xool fu sori sax man mii di wax ak yow maa ngi ci liste bi maa ngi ci liste proportionnelle nekk 6e position ci liste bi boo jëlee beneen jeune comme léegi fu ñu waxee góor dañuy wax jigéen ku mel ni Daba Sall jeune la mu ngi ci liste bi mu ngi nekk 5e position nga jël ku mel ni Ahmed Camara jeune la mu ngi ci liste bi ku mel ni Khady Ndiaye mu ngi ci liste bi kon yaakaar naa ne côté jeunes yooyu moom ci liste bi nga xam ne moom la Benno Bokk Yaakaar teg ci commune bi jeunesse bi gis nañ ci seen bopp bu baax a baax mu ngi mel ni Mayacine Camara am na vision que ne avenir bi ci jeunes yi la
moo tax mu ngi préparer jeunes yi pour ëllëg ñu mën a taxaw xam lan mooy conseil municipal waaye ëllëg aussi taxaw mën a jiite Koungheul. mais de manière générale gën nga teg sa bët ci yeneen liste yi est-ce que taxawaayu jeunes yi foofu gis nga ko baax. waaye yeneen liste yi am na ñoo xam ne teg nañ ci seen bët jeunes yi kii na mais par exemple problème position la. parce que des fois di nga gis koo xam ne dugal na jeune mais dafay leer na jeune bi du jàll pour doon conseiller maanaam mu ngi mel ni duñ la jox nga lekk mais dañuy ninal sa tuñ yi rek. doo bokk. ok Birane ci côté boobu rek yow itam dama la ci laaj implication jeunes yi ci liste yi génn na ëllëgu Sénégal génn na benn bokk yaay génn na wàllu génn na dëkk yi yëpp génn na mais itam gis jeunesse bi nan lañ ci taxawee moment bi tey. waaw moment bii nii toll Matar pratiquement comme ni ko sama naataango daaw di waxee boo xoolee liste yi tey boo xoolee tey gis nañu participation jeune te loolu la ñuy xaar si liste yi. donc actuellement Koungheul si ëllëg Koungheul si loxo jeune la nekk si loxo jeunesse bi voilà foofu la nekk. tey loolu noonu dañ koy rafetlu tey gis liste yi gis na wala jeunesse bi def nañ si participation bu am solo. donc loolu lañ koy rafetlu loolu la ñuy xaar tey si leader yëpp si loolu la ñuy xaar tey si parti politique yëpp jeunesse bi. voilà d'ici 5 ans moom lay tooñ di wax sama gars mais mu ne d'ici 5 ans ëllëgu Koungheul suñu loxo lay nekk donc tey dañuy rafetlu loolu noonu participation jeune voilà bu jeunesse bi ba si liste yi donc loolu moom ñu ngi koy saluer bu baax. ñu ngi koy saluer bu baax kon donc muy nekk loo xam ne samay gan ñoom ñoo rafet nañ ko mooy jeunesse bi maintenant ñu impliqué wu bañ a toog ci gannaaw rek dañu bàyyi mag ñi ñu jiitu mais fi mag ñi di décider xale yi dañu parce que li ñuy wax rek dëgg pusu bu réer la xale mën na ko for mag mën na ko for te moment bii nii jot na ñoom tim ñu wane seen bopp moo tax ma laaj leen question boobu te ñoom ti wan nañ ne ñoom lu yoon la parce que 10 ans ci kanam sa jeunes yi ñoo war a yor réew mi te ñoo ko war a doxal mu jëm ci kanam ci loolu rek lay ñu ñëw rek dugg nag ci publicité bi yow la ñu njëkkal comme yéen nekk le maire sortant je crois que Daouda Birane dina ma ko jox ko kàddu gi après mu ñëw yow li ñu ci njëkk ñëw rek dañuy ñëw ci bilan bi tey yéen la mooy Mayacine Camara mooy le maire sortant 2009 2014 2009 ba 2020 moo fi nekk comme maire tey ñu xool lan nga ñu mën a wax ci loo xam ne tey mën nañ ko teg bët Maya def na ko fi ci commune Koungheul. waaw loolu moom yaakaar naa ne PDG damay wax sax est-ce que dana xaj ci émission bi. waaw mais ñu tënk ko ci éducation sport jeunesse waaw jéem a tënk parce que tey ministre bi nga xamante ni moom doon na ñëw toog ci mairie bi mu ngi ko gagné en 2009. ci loolu ñu am luñ ci leeral que ne Mayacine bi muy gagné mairie bi en 2009 mu ngi nekkoon opposition 2009 ba 2012. 2011 mu rejoindre Macky Sall. Macky Sall ñëw doon 2012 2014 si la demaat deuxième mandat. kon ñu xam ne 4 ans Mayacine mu ngi nekk opposition. mais ci 4 ans yooyu Mayacine nekk opposition ci 4 ans yooyu noonu nga xam ne 2009 fal nañ ko. boo xoolee ville bi ba mu daj territoire bi yëpp amutoon benn voirie Mayacine dañ ko élire en 2009. en 2010 moo nekk devoir bii boo génnee nga gis ko mooy tali bi traversé nii. avec ses relations bi mu amoon ministère des finances. mu gis directeur bi nga xam ne mooy le directeur de l'Union européenne mu am fonds yoo xam ne dañ ko doon accordé pour yooyu moo indi 2 voies yi ak parking gros porteur bi nekk foofu noonu. mooy parking bu koy utilisé quoi. parking boobu noonu. ba utiliser nañ ko utiliser wuñ ko parking bi mu ngi foofu. ci loolu xam nga loolu sax du compétence transférée. mais bu ñu nee mairie dafa am lu ñuy wax compétence transférée. compétence transférée yooyu li ko régir mooy code des collectivités locales. soo demee ci code des collectivités locales boobu article 305 bi mu ngi wax ci li nga xam ne mooy environnement. article 307 mu ngi wax ci li nga xam ne mooy santé article 309 di wax ci li nga xam ne mooy sport ak jeunesse article 311 bi di wax ci li nga xam ne moom mooy culture article 313 di wax ci li nga xamante ni moom moo jëm ci li nga xam ne mooy wàllu éducation yooyu article 315 di wax ci planification article 317 bi di wax ci li nga xam ne moom mooy aménagement du territoire article 319 bi ñëw wax habitat ak li nga xam ne mooy urbanisme. léegi ñëwul rek boo ñëwee nag ci environnement fii ñun chaque année ñu xool li nga xamante ni moom mooy reboisement plus de 1000 arbres chaque année ñu reboiser ko fii. li ci li nga xamante ni mooy en collaboration des fois avec CDK ren ñu ngi ko def en collaboration ak li nga xam ne moom mooy mouvement des jeunes boobu ñu koy wax Musu Kendo 1000 presque chaque année 1000 arbres dinañ ko planter fii nii ci commune bi. kon loolu ci compétence bi nga xam ne jox nañ ñu ko loolu am na. nga jàll ci li nga xam ne ni moom mooy insalubrité fii ñun ñëpp fii lañ dëkk ku nekk xam ne ne Koungheul koñ yëpp ay sën ñoo fi nekkoon Mayacine Camara bi mu ñëwee indi benn slogan ñu koy wax Koungheul ville propre. Koungheul ville propre boobu mu teg benn programme bi nga xam ne assainissement la. ci assainissement boobu noonu ci lañ dindi sën yi fi nekkoon yépp def indi ay saret yoo xamante ni chaque fajar dinañ jël li nga xam ne moom mooy ordures ménagères yi di ko yóbbu tey Koungheul foo génn mu ngi set. mais loolu amul dañ ko pérenniser daaw day tudd nag loolu tamit. dañuy c'est vrai que dañ koy lancer mais day ay projets yoo xam ne day judd rek dee. non bii judduwul dee parce que tey man suñ kër ba léegi
ba léegi ñu ngi koy jël si. mais borom sareet boo xam lay liggéey liggéeyatul askan ba léegi ñu ngi koy jël si programme boobu tey mu ngi dox moom mooy loolu nga xam ne tey assainissement bi la Koungheul mu ngi set. ci assainissement boobu noonu ñu am ci li nga xamante nii moom mooy benn perspective bi lan la mooy le ministre mooy li nga xam ne le maire Mayacine Camara en collaboration avec l'État du Sénégal ak la Banque mondiale mu def benn démarche am benn li nga xamante nii moom mooy financement wu 2,8 milliards pour un réseau d'assainissement des eaux usées et pluviales mu am benn station d'épuration boo xam ne day nekk fële day nekk fii nii Koungheul Santhie am benn station de pompage boo xam ne dafa war a nekk fële Bamba Modou Koura loolu noonu li ñu ci mën a jàngat mooy en chantier la nekk da daw na it nekk. waaw perspective laa la wax. mais instant bi ci bilan laa wax nga wax ma ne dama lay wax loolu dama xam nga secteur bu ma la wax dama lay brosser wala perspective bi ma jàll ci leneen. loolu noonu ma lay wax site yi ci boppam aménagé nañ ko ba pare. ñi ko war a def ñëw nañ liggéey boobu dafay démarrer su ko defee képp ko bëgg a def maraîchage di nga mën a jël ci ndox boobu nga def li nga xamante nii moom mooy maraîchage. ci assainissement boobu noonu am nañ ci acquisition bi nga xam ne benn tracteur la. am ci deux remorques yoo xamante nii ce sont des remorques hydrauliques. mais ñëwagul léegi su ma waxee ci loolu ñëw na bu ñu demee ma war na ko mu ngi foofu. ok si remorque hydraulique yooyu da nga may rek ma barastiku dem ci affaire hydraulique. waaw mais fii mu jëm ci wàllu. boobu ñëwee ci assainissement ak environnement. waaw damay jox. waaw may ma wax ci wàllu kii bi rek. après nga jox ko waaw ñëwal ñu jàllaat ci yeneen. parce que tey boo demee foofu noonu ci affaire ndox laa lay wax Koungheul ndox mi dafa xonqoon. Koungheul fii kenn ñamu fi woon fóot t-shirt bu weex wala chemise bu weex. non pas de. ndox mi dafa non déglu rek ndox mi dafa xonqoon. waaw Mayacine le maire a démarché li nga xam ne mooy usine de défrigeration bi exploit bi ci nekk mooy sur l'ensemble du pays ñaari dëkk ñoo ko am à savoir Koungheul et Fatick ñoom ñoo am usine de défrigeration boobu ci wàllu ndox mi on a fait adduction d'eau 27 kilomètres deuxième forage mooy forage bi nekk foofu ak troisième forage boo xam ne gas nañ ko ba mu bënn équipement bi moom la ñu war a ñëw ñu monter ko les branchements sociaux plus de 1500 branchements sociaux rien que pour l'hydraulique su fekkee da nga bëgg mën naa dem ci beneen compétence ñu wax. ci beneen compétence parce que laal nga ñetti compétence mooy environnement assainissement ñëw nga ci environnement ñëw nga benn la rek moo ko tënk ñëw nga ci hydraulique waaw moo ko tënk ba léegi parce que su yaa ngi may sobal di ma fàttali la aussi benn affaire balaa ngay dem comme ci affaire route bi lañ doon wax waaw yoon bi dama lay wax ma ne la yoon bi nga xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi koy mbubboo naan ñoom la je défie quiconque du kenn ci ñoom kan la muy yoon bi nga xam ne mooy Koungheul Maka Guy en 2011 le président de la République Macky Sall dafa ñëw fii bi ñëwee fii mu gisante ak le maire Mayacine souligné ko ne ko man dama am benn soxla boo xam ne bëgg naa la ko jàmbat mu ne ko ban la mu ne ko mooy yoonu Koungheul Maka Guy bi te dama bëgg boo jógee di jël parole nga jël engagement que ne dinaa ko defar le président tontu ko ne ko dinaa ko defar waaye du ma ko bitumer. est-ce que jaar nga foofu ci yoon bi. jaar naa fa. yoon boobu dara baaxul ci di. non defal ndànk dama lay wax depuis bi commencement bi laa lay wax. waay le président ne ko dinaa ko defar mais du ma ko bitumer yoon boobu tey xam nañ ne yoon boobu am na donte bu dee jamono ji ñu toll am na ay rëq-rëq mais Mayacine Camara du entrepreneur. entrepreneur bu defeyaaye ba li mu defar baaxul Mayacine du entrepreneur. ana superviseur yi. si quelle que soit la situation bu mën a am Mayacine li mu mën. mooy soxla askan taxaw na mu jàmbat ko mu faju ko te yoon boobu tey bu fekkee yoon bi même bu dee benn jour bu dee daw nañ ko ci nañ ko gërëmee le ministre Mayacine Camara ci assainissement ma la ciy yokkal FERA chaque jour nga gis leen ci tali. mooy femmes yi nekk ci tali bi. chaque jour femmes yooyu ñu ngi ci tali bi yaa ngi leen di gis FERA. ok ma bàyyi la nga suufal tuuti rek ma ñëw ci Birane dégg nga sa naataango ñëw na ci lu bëri ci ñoom parce que moom lañu njëkkee mooy bilan bi xam ne tey mën nañ ko teg ba ci département Koungheul mu wax ci lu bëri ci côté assainissement ñëw ba ci hydraulique ñëw ba ci mujjee ci FERA bi yow lan ngay wax ci bilan bi wax li waxagum kii Matar donc man je pense que tey tollatuñu fenn foo xam ne dañuy nax askan bi dañuy nax les Koungheul wax. yow da nga gis na ñoom dañuy nax askan bi. non mais loolu la fi wax sama naataango daaw li mu wax yëpp nee na mën na ko kii de am na. non waxuma lu ñuy wër de. laisse-moi terminer s'il vous plaît. man li ma wax rek mu ngi ci mbedd bi di koy gis man waxuma lu ñuy wër. ba bàyyi ko mu ñëw ñu dem. usine bi boo demee Niassène mu ngi fa. ma ngi fa waaye tali bi boo génnee gis ko. waaw léegi ñu bàyyi ko mu ñëw après nga ma joxal la. Fera ñu ngi ci tali bi gisoo ko. ci naa leen daw allez-y. forage bi mu nekkul Touba Koungheul gisoo ko. allez-y man waxuma lu ñuy wër de. daw bàyyi ko mu ñëw ci ok non man waxuma lu ñuy wër de. waaw ñëwal ok allez-y. bon man lu mu lay kii rek du ma bëgg suñuy débat ñi ngi dégloon sax bu ngay wax amul benn mot bu nga fii donc permettez-moi su may wax nga am élégance boobu nga déglu ma sànq bu la yaa nga mën a déglu quoi foofu la ñëw te ndax nañ respecté ñi ñuy seetaan quoi waaw si voilà dañuy leeral donc waaw dañuy leeral mais defal nank rek garder il faut garder lépp na leer te fii ci dalal gan leer ndax parce que fii dañu fay nekk pour leeral askan bi
dañoo nekk pour les askan bi sànq si ay biir waxam dafa citer les 9 domaines de compétences des collectivités territoriales mais boo xoolee 9 domaines de compétences yooyu ce sont des compétences transférées état moo ko jël transféré ko mais malgré le transfert yooyu noonu dafa échoué sur tous les plans loolu damay ñëw si point bu mujjee muy environnement boo jëlee environnement tey budget bu Koungheul am na partie boo xam ne c'est réservé pour l'environnement. ñu ngi koy def ñoom. si ñoo ngi koy def. mais xam nga ñaata financement am ñaata la 3 millions budget bi 3 millions la mais boo xoolee tey environnement Koungheul xam na ne fii environnement bi baaxul Koungheul fii foofu wan ma ban espace boo xam ne mën nañu fi dem xam ne lii environnement budget 3 millions fii lañ ko def amul boobu da nga dem mairie nga wala ñu ngi laajte am na benn point mujjee mooy FERA bi budget dañ ko voté 200 000 emplois lañ wax ñoom loolu la ñu wax mais boo xoolee. pour le Sénégal ou bien pour Koungheul? Non, pour Koungheul. 200 000 emplois ngeen def si FERA bi. 200 emplois. 200 emplois non 200 emplois. 200 emplois. 200 emplois. waaw 200 emplois ngeen wax mais boo xoolee tey mairie Vallée fii matuñ sax 100. allez faire dem leen suba ngeen kii nga xam mairie Vallée kii fii. mais si ba si 100 yi ñu ngi wax ne chaque kii ni chaque personne ñu ngi lay fay 50 000 buñ nax askan wi. FERA bi ça existe au niveau de Kaffrine personne bu nekk ñoo ngi lay fay 75 000 francs mais ñoom bañ nañ ko ba dañoo dem si yenn quartier ku mel ni Diamaguène xam nañ ñu noo fa ay délégué de quartier léegi délégué de quartier si 100 000 francs yi si 100 000 kii yi si 100 personnes yi foofu la ñu leen boole tey environnement partie voilà boo jëlee kii environnement dara doxul environnement bu ñuy wax noonu. mais Taliban ngi set de mais loolu kañ la. teel kañ la bàyyi sëñ Mbata. gis naa femme yi non mais kañ la. non man kay non yéen la Maya dafa nag. Maya il a fait 12 ans. loolu yàgg sànq damay ñëw. waaw nee na waaw moom 2011 la ñëw mais 2011 ak léegi ñaata kii la ñett kii 2011 jusqu'à 2021 ñaata la 10 ans. non da nga ne sànq 2011 c'est la Maya président de. boo paree rek ma. si boo paree donc da ngay si mais 2011 ba léegi 10 ans la. ma demoonte loolu. budget xam nga budget bu kii ñaata la. 270 millions. budget mairie. budget mairie 270 millions mais jëlee 270 moom si waaw moom si 10 ans 270 millions 9 fois 10 ans mais loolu tey ce sont des milliards. tey loolu wala bu doon def 1000 francs Koungheul ba Fatick la mais loolu tey fan la feeñ fii tey Koungheul est dans l'agonie nañ ko wax tey boo jëlee tey ban point la jëlaat santé. nga ñëwul santé bi sax dafa ñëw ci assainissement environnement bi hydraulique bi. voilà forage bi. non usine d'hybridation bi tout ça. voilà effectivement ba ñëw si ba hydraulique bi tey hydraulique bi ndox muy wax ni changé na ba mu changé ma dugg 1 an. est-ce que mën na 6 mois sax. en tout cas changé na. non mais xam nga mu changé. jour bu ma koy xam daal jour ba loolu dem ndimbalaan takk jabar. non mais yàggul. ça presque 2 ans 3 ans. non ndox moom changé couleur bi. non man non laisse-moi terminer. xam nga lu ma soxla. ayez l'élégance de m'écouter s'il te plaît Daouda. moom na tëj rek ma faxas li mu. non non bàyyi mu ñëw. ayez l'élégance de m'écouter sànq ba léegi yaa ngi wax. waaw ñëw bàyyi mu na tëj rek ma faxas li bàyyi mu ñëw parce que man mooy wax parce que daal lu ñuy déglu te bëgg naa ñu xam lu ñuy wax quoi. waaw ñëw effectivement mën na wax ce sont des chiffres. boo bëggee suba matar nga dem def si kii bëgg nga vérifier ko. waaw lu may wax nii ce sont des chiffres dafa am fu wóor fu mu ko teg. man juriste laa du ma joxe ay réponse fala donc suba mu nga def kii nii problème mu bër hydraulique bi nee na ndox mi changé na mais ndox mi kañ la changé couleur ndox mi nañu wax dëgg couleur ndox mi kañ la changé ba mu changé ma dugg 1 an ma dugg sax 6 mois. tey foo jël tey lu ñuy wax problème foncier gis nga nu mel. non damay wax ndax am na tey quartier yoo xam ne ku mel ne tey Diamaguène 2. ak yenn quartier yoo xam ne quartier yu am bees la amuñ ndox ba léegi. amuñ ndox xamul nga amuñ ndox. parce que nuñ def foncier bi moo ñaaw ba xam ne gars yi amul sax gars yi voilà bay tuyau yoo xam ne nii war na mën a jaar ndox alimenté yenn quartier yi. mais avec ONAS bi ñëw nii tout ça ba hygiène bi tout ça. gis naa gars yi ngir kii de. mais xool jëlal tey sama ko Diamaguène 2 dañuy fay ndox dañuy fay di jënd ndox Diamaguène 2 xar yi am na benn quartier yu bees xar yàlla dañuy jënd ndox mais tey dépassé nañ loolu tey village yi sax boo jël lu mel ay Ribo ay Touba Cekkeen ñooñu kenn jëndoo ndox ku mel ni Koungheul war na dépassé la fi ñu demee di si ay tent root affaire yooyu ay kii di voilà donc ok waaw voilà non waaw je crois que point yooyu ñëw nga ci ba ci FERA bi comme li ko dégg nga ni nga ko waxee yéen dama bëgg rek juste fekk nga la ci yokk rek ñu continuer ci yenn domaines yi bala maa ñëw waaw am naa lu ma ci yokk d'abord à préciser que ne
FERA mairie Koungheul waxuñ fi ay question de 200 emplois wala nangam préciser que ne FERA muy fonds d'entretien routier autonome provient de ce qu'on appelle la TUR mooy taxe d'usage routier. taxe d'usage routier boobu mu ngi jógee ci li nga xamante nii maanaam tey camion bi nga xam ne mu ngi daw ci tali bi oto bi nga xamante nii mu ngi daw ci tali bi carburant bi nga xam ne mu ngi koy consommer par exemple dañ ciy teqi dërëm wala ñaar dërëm moom la ñuy tuddee la TUR boobu noonu moom lañ jël financé ko pour FERA ñu koy wax fonds d'entretien routier autonome fonds d'entretien routier autonome boobu noonu muy FERA góorgóorlu moo tax mu ñëw Koungheul defal ndànk rek dama lay expliquer xam nga sànq nee na boo demee Kaffrine ñu ngi fayeeku 75000 day leer soo ñëwee Koungheul bu ñu neexoon Koungheul ku nekk fayeeku 100000 mais bu fekkee Koungheul ku nekk day fayeeku 100000 est-ce que dina bëri ñu xam ne ñi nekk ci nécessité bi bëri na ñu soxla liggéey bi bëri na femmes yi koy demandé bëri na parce que deuxième vague bi dafa explosé bi deuxième vague bi explosé ñu joué ak li nga xam ne moom mooy salaire yi fexe pour emploi yi gën a yokku loolu moo indi affaire bi pour emploi yi gën a yokku mais FERA du budget boo xam ne mu ngi mairie FERA mu ngi c'est logé au ministère des finances taxe d'usage routier mais choix bi ñu ko def année passée xam nga ñaata la woon 4 milliards 4 milliards c'est au niveau national c'est ce qu'on appelle taxe d'usage routier mooy FERA fonds d'entretien routier autonome mu ñëw Koungheul fii ñu bëgg mu gën a yaatu ñu éclater ko pour femmes yi ku nekk gis ci boppam. ok pour muy leer léegi budget bi dafa wax budget. budget 270 millions. voilà dafa wax budget dama koy leeral dama ne ko xam nga moom juriste la dafa wax sànq que ne budget du lu tegee budget prévision la dans prévision on a prévoir signifie que ne da ngay atteindre. mais nag déglu rek. prévision signifie ne da ngay atteindre parce que budget dafa am lu ñuy wax recette de fonctionnement ak lu ñuy wax recette d'investissement. recette de fonctionnement yi mu ngi jëm ci li nga xam ne moom mooy fiscalité bi. jëm ci li nga xamante ne nii par exemple moom mooy ristourne yi par exemple taxes yi nga xam ne ñu ngi koy recouvrer ristourne bi nga xam ne moom moo ciy dëppaat recette de fonctionnement yi ba tey jëm ci li nga xam ne moom mooy fonds de dotation yi. boo ñëwee ci li nga xam ne moom mooy recette d'investissement bi mu ngi nekk ci li nga xam ne moom mooy don lex yi fonds de concours emprunt yi ak li nga xam ne mooy ci loolu laa bëgg a gën a ñëw voilà moom lay wax dama koy leeralal këne lii su fekkee ci leaderam la ko jëlee leaderam bi mën a gudd yor dëkk bi ndax pour nga gérer dëkk il faut nga xam lan mooy collectivité locale il faut nga xam lan mooy municipalité non xamul kooku de bu dee defal nañ ko dicté préparé avant muy ñëw mu wax lii xamul parce que lenn la su fekkente ne nii budget taxaw nga wax nga ne 270 millions année bu jot naan loolu ñaata milliards la mais soo demee ci recette de fonctionnement yi mu ngi nekk 40% du budget recette d'investissement yi mu ngi nekk 60% du budget tey bu fekkee xaalis boobu dañ koy jël di ko nasaxal lu tax nit ñi di fayew lan moo waral mairie di def ay réalisation ci dëkk bi kon réalisation yooyu ci dëkk bi mun nañ ci ñëw mais xam nga lu tax bëgguma lakk sekk sa lanc parce que da nga wax ñu waxtaan ci point par point mais ci fond bi ci budget bi fi ñu koy dugal man mënoon naa dugg tey wax la ci santé wax la ci éducation wax la ci feneen mais damay leeral que ne wax ne 2012 ba léegi chaque année 270 millions loolu ñaata milliards la njuumte la tey par exemple dañuy toog ñu ne cantine yi nga xam ne ñu ngi koy loué ci marché bi ñu toog bu ñuy def débat d'orientation budgétaire bi ñu ne cantine yi war nañ ci mën a am 100000 francs est-ce que dina tax ñu am ci 100000 ñu ne xar yi nga xam ne dañ leen di fourrière jàpp leen mën nañ ci am 200000 ndax dina tax ñu am ci 200000 kon budget prévision la mais nekkul lu tege kon chaque année 270 millions loolu tegewul tegewul 260 et quelque la Koungheul seen budget bi àggagul sax ba léegi 300 millions et malgré les contraintes ñu ngi ciy góorgóorlu gars yi ñu ngi gis ñu ngi def lu ne faa ngi di ko jeex mais lenn laay lancé askan wi yéen a ko déggandoo su fekkente ne nii sama grand bii nii lii mu wax nii lañ bëgg a yore collectivité locale dëkk bi demagul non ok jërëjëf Daouda ma bàyyi la nga ñëw tuuti nga noyyi ma ñëw ak Birane je crois que du ma def réplique damay ñëw rek ci maintenant soxla ngeen li xam ne siège bi xam ne moom la Mayacine toogoon nga ñëw dañ ko soxla bala maa ñëw ci réplique bi tout ça mais tey bilan programme bi ngeen bëgg ñu indil lan ngeen gis ne doxut ngeen ñëw pour changer ko Matar bon maa ngi kiiwaat damay ñëwaat juste avant may répondre ci question bi damay ñëwaat juste pour wax ko ci budget bi muy wax noonu budget c'est un acte de prévision effectivement mais le budget doit être exécuté dans l'année N. Ça c'est le principe de l'annualité budgétaire man loolu lay def finance publique moom lay jàngale université c'est le principe de l'annualité budgétaire budget bi boo ko voté pour l'année N il doit être exécuté dans l'année N dañ ko war a exécuter dans l'année N des fois moo wax na ko si biir ay waxam xaw ma daaw des fois bon voilà xaw ma des fois day réussir ay biir wax
day am budget am fonds de dotation am fonds de concours. fonds de concours yi ce sont des personnes volontaires ñuy ñëw verser ko pour une mission bien déterminée par exemple ma ñëw comme ça Matar Sarr nga ñëw ne man stade bi te naa si ñëw sax. mais fonds de concours ci recette d'investissement la bokk. waaw bàyyi ko mu fonds de concours recette d'investissement la fonds de dotation recette de fonctionnement. recette de fonctionnement voilà léegi bàyyi ko mu jeexal après nga posé sa kii waaw ñëw ay l'élégance de m'écouter man ma la ko daw déglu ko après pour débat parce que yow aussi intellectuel quoi waxuñu pour waxtaan mais askan wi tey dañu war a comprendre ci gannaaw liste yi dañ ci dugal xale yi dañuy jox kàddu yi les jeunes di wax ci débat yi askan bi xam ne ñu jox ñu bokk ci nekk des conseils nekk ñoo xam ne dañuy ñëw di yàq kon donc li débat li daw rek commencé continue ci li nga nekk waaw lu ma koy wax rek na may déglu quoi ndax parce que ñun même bu dee représenté ay leader politique aussi ñun tamit laa la ñun dañoo nekk nit ñoo xam ne nit ñi dañoo respecté aussi kon il faut ñu respecté suñu bopp non du football du bal donc xam nga léegi moom budget bu muy wax noonu lu ma rek c'est un acte de prévision mais aussi le budget doit être exécuté dañ ko war a exécuter dans l'année N te pour ñu exécuter il nous faut des ressources mais est-ce que à peu près leen 270 millions fu ñu ko jëlee mais moom lañ ngi voté waa ñëwal 270 millions moom lañu voté chaque année dañuy voté budget bi. non moom nee na lii prévision la après li ñu voté bokk dama la prévision day ànd ak exécution. ñoom ñaar ñu ànd. ok c'est que bu ñu ko prévoir loolu dañuy ne budget bi lii lañ koy voilà prévision yi lii la mais le budget doit être exécuté dans l'année N c'est-à-dire dans l'année 2021 budget bi dañu ko war a exécuté. ok prévision ak exécution maintenant 270 millions boo ko wootee ngeen ne budget bi 270 millions la da nga ko war a exécuté dans l'année N dans l'année 2021 mais xoolal 2000 waxuma yeneen année passée de. 2021 budget 270 millions yooyu noonu lan lañ ci def nañ ci wax lan lañ ci def lan tey lu ma la wax rek comme fonds de concours tey boo jëlee tey stade bi Matar Sarr mën na ñëw ne non man damay ñëw pour utilité publique damay ñëw participer ce qu'on appelle voilà l'intérêt général donc tey damay ñëw tey tabax benn tribune boobu fonds de concours la parce que ce sont des personnes volontaires ñoo ko ñëw verser pour un but bien déterminé donc tey bu ñu ko defee tey loolu tey mu ngi ñëw ne man Koungheul gi ma dëkk maa ngi koy tabax tey voilà benn tribune nëpp stade bi moo tax ma dégg ñu ne xaw ma tribune bii nii tribune artificielle boobu ñuy tabax. waaw bi nekk waay 10 millions lañu ci def. noppal na gars yu bëri mais 10 millions tribune boobu est-ce que mën a 10 millions nañu mën dëgg. ñoom ñoo ko après ñu xool après ñu. non mais matul 10 millions. kan moo ko tribune boobu nga xam. kan moo ko tribune boobu nga xam ne boo si diggee mu ngi yëngatu. ma ñëw si yëg. yow journaliste nga da ngaa non mais si budget bi loolu si moom nee na leen na ko ci budget bi. 10 millions lañ def. da ngaa lire la si 10 millions lañ def si budget bi ne voilà tribune boobu 10 millions sax ko 10 millions. ban tribune construction tribune bu nekk tribune artificielle en face. waaw tribune artificielle bi ñu ne 10 millions la ba pare ñu ne te xoolal dama stade bi amul sa ndox. waay stade bi amul ndox ñoom Ibrahima Sène Mbodj ak ñoom kii ak yéen Matar xam nga ne stade bi tey bu ñu bëgg tey voilà mu ngi noonu te budget bi loolu nu voté nañ si budget bi ñu jëlaat tey ay problème jëlaat tey éducation bi tey boo jël éducation bi tey damay bronché pour ñu waree bés voilà c'est vrai waaw bés suñu kii bi quoi bés suñu voilà programme bi bés suñu programme bi tey bu ñu jëlee tey wàllu éducation tey am na école yu bëri tey fii personnel yi bu ñu bëggee tour ndax wala dañuy gën dem si kër am na fii. da nga bëggoon am ay toilettes. amul toilette. na cité ban école. non du ma nekk fii di cité ay école. déedéet pour voilà pour ne pas vexer. mais am na personnel yoo xam ne ñoo ngi si école yi. am na personnel yoo xam ne ñoo ngi si école yi bu ñu bëggee tour dañuy génn. na cité ban école la. dañuy génn na ko cité. am na école yoo xam ne tamit am na école yoo xam ne tamit. waaw ñëwal tey dañuy bëgg goru si naaj bi bu naaj bi avancé ñu dem fii dañuy nekk si naaj bi nii commencé non dañuy nekk si kër gi bu jàng voilà bu ñu demee ba naaj bi ñëw ñu goro dem si benn rangée am na fii tey ñun yaakaar nañ tey éducation bi tey Maya le maire sortant ku xam-xam ne si affaire éducation nga xamee mooy fondation Babacar Ndao tey bu lancé woo tey politiquement ñëpp xam nañ foofu la lancé woo donc Maya tey éducation bi ku nga waroon sooxee daa sooxe pour yow non ku nga éducation bi sooxee te éducation compétence transférée la te éducation bi tey boo jëlee tey xam nga ne éducation bi tey am na école yu bëri yoo xam ne nii saa yi war nañ dem xoolal leen xoolal tey budget bi tey am na école yu bëri tey ba léegi jotaguñ seen fourniture te fourniture yi ay kilo quoi ba léegi jotaguñ seen kay. ah bon non am na école jotaguñ seen kay ba léegi fourniture sama naata muy gam na si ñëw. dana si ñëw te xoolal loolu noonu tey ay dotation la yoo xam ne nii mairie bi dafa war a ko dëkk mais te boo jël te yeneen communes yi nekk wala ba yeneen dëkk yi Matar Sarr yow damay souvent ngay publier day defe na kii nii wala tax na ay fourniture mais fii
école yi fi nekk fii amul benn école boo xam ne jotagum na fourniture su ma waxee loolu ngeen def si reportage su woon ndax am na école bu jot fourniture amul ci département Koungheul ci commune Koungheul xam nga ñun tey yaakaar naa bu ñu ñëwee tey suñu programme si éducation bi fas yéene nañ di gars yi ñu jot seen fourniture à temps. mais jot naa dégg naa li ngeen jot def de jël ay fourniture di def ci EPG for leader. voilà foofu dinaa si ñëwaat. est-ce que bu ngeen ñëwee loo ngeen bëgg a def. effectivement foofu dinaa fi ñëwaat xam nga loolu lu tax ñu def loolu. ndax loolu noonu c'est l'initiative de MJDK mooy man mouvement boo xam ne man maa ko jiite. bu Alioune Barre la moo def la. non mooy kay yi ñu ko sax yaa ngi ko sant de. allez-y waa ñu mooy kay bi ñu defal. gis naa saa waay daaw sa barki dem tànn nañu si xeer. ñu ngi koy ñaawal quoi. effectivement non loolu. initiative MJDK la MJDK mu ngi ko def kay bu ñu ko defee mën na 3 mois pratiquement ndax ñun xam nga moo tax chaque année dañuy ñëw fii jongal xale yi may leen moustiquaire aussi def tout le temps acte de citoyenneté dañoo ñëw ren suñu sœur ñu koy remercier au passage muy ami kii nu mu tuddati sax ami te moo doon ñëw doon jongal xale yi temps yii ne ami Sow donc loolu MJDK moo ko doon def ñëw jongal xale yi affaire yi noonu quoi avec la participation de monsieur Alioune Barre ba le grand DG moom moo ko doon def mais ren dañoo ñëw MJDK war a def dara ñu ne non ren foog ñu def dara léegi bañ ne ren dara ñu ne non nañ jël ay kay jàppaa ñu génne budget teg si 1 million Alioune Barre génne 1 million pour ñu teg si ay kay mais après si lañ ne non attends ñun tey kay boo gisee dañoo jël kay ne léegi nañ ci def suñu photo Alioune Barre voilà ba suñu photo ba leader wax leen ka mooy suñu leader boo xoolee kay ba si ginnaaw cursus Alioune Barre moo fa nekk amul benn kii boo xam ne ni ñëw nañ pour politique kaay leen voté ñu war mais loolu c'est très grave d'après no gars yi waxee quoi parce que tim jànguñu Alioune Barre ci école yi ngeen jël ay photo Alioune Barre ak bokkul ci programme bi moom non loolu effectivement mais xam nga Alioune Barre doomu Koungheul la Matar doomu Koungheul la tey Koungheul waaye ñëpp ko war a xam te aussi modèle la amul benn moyen bu ngeen def pour ñu xam Alioune Barre non am na beneen moyen mais tey xale buy jàng tey xale bu nekk primaire di ñëw Alioune Barre war na ko jox référence tey diplôme yu am ak cursus ak cursus boo xam ne ni moom jaar na fa donc loolu moo tax ñu loolu moo tax tey ñu jël photo Alioune Barre def ko foofu mais ñun après ba problème bu amee kay dañ ne nañ ko bloqué kay maa ko bloqué Dakar ba semaine bi passée lañ ko indi mais bañ ko indi dañ ne non comme que wax jaa ngi bëri nañ jël kay may ko suñu militant te loolu am nañ si plein droit may ko école suñu militant yoo xam ne ni ñu ngi ñëw di ñu demandé ay kay ñun xam nga ñun voilà ñun la ñuy nu mu tudd xaw ma nu ñu ko waxee si wolof man naa gàll bonus social ñun nous sommes là pour le social. waaw mu ngi ñëw ci éducation ñun nous sommes là pour le social non attends maa ngi si éducation ba léegi. waaw bàyyi éducation nga ñëw bu ñëw bu pare nga ñëw quoi éducation ba léegi donc ñun lañ jotee si voilà kii loolu moo tax jël kay ak ay fournitures ñëw may ko suñu militant mais suñu militant bu ñu neexee nag voilà bu yóbbu ko si kii kon yéen éducation pare ngeen bu ngeen ñëwee lépp lu xam ne muy rëq-rëq ngeen changé ko surtout ci côté ay toilettes ak yooyu ngeen bëgg ñëw pour defar ko ci seen bu ngeen bu yàlla defee ngeen gagné mairie bi incha allah bu ñu gagné mairie bi volet bi njëkk a defar mooy volet éducation parce que éducation dafa nekk volet bu important te dafa sooxe nga ne te dafa sooxe bu baax a baax a baax nga bu ñu ñëwee fas nañ tabax yeneen école privée non fas nañ tabax yeneen école élémentaire fi nga def très bien c'est la très grande question. mais am na école yoo xam ne ba léegi amaguñu mbir mais ngeen renforcer leen. oui non dañuy renforcer mais nag nekkoon ngeen yokk ci moo gën wala. Matar dama posé question bu am solo. ba nga posé sax yàlla moo la posé fan la koy def mooy problème foncier bu ñu jëm. amatuñ fenn fi ñu tabax Koungheul fii gars yi caxar nañu suuf si nu leen neexee. mais loolu mën nañ ci tontu. waaw loolu mën nañ ci tontu li muy wax ne affaire foncier bi ñun mën nañ ci parce que affaire foncier bi mën nañ ci tontu. waaw bëgguma ñuy continuer ci foncier bi seulement. ñëwguñ ci éducation bi. voilà ak sport bi ñu nekk. je crois que ñu ngi nekk ak Baytop. yaa ngi nekk ak kii bi ñu dem ba ci kanama. fekk am na ay questions yu ñëw rek nga ñëw di wax rek que ne ñi nga xam ne ñu ngi seetaan. que ne Koungheul courant moo coupé moment bii nii. courant moo coupé moo tax mais nag du ñu taxaw dañuy continuer débat bi. parce que samay gan mën nañ ko gérer parce que ay Koungheul wala ñoom ñëpp mais dañ koy comprendre Koungheul nit noonu la mel bu la demee ci internet bi wala Facebook yi ci kanam rek fekk am na ay question rek bàyyi mën nga ñëw après nga jox ñu ko pour ñu mën a continuer am na ay question benn question pour kan la Daouda Camara waaw dara dañ lay dugal rek mën nga ñëw ci question bi parce que Daouda laa war a jëm léegi mu def réplique ci li Birane wax looñ ci mën a wax waaw question bi Mortalla moo ko posé gannaaw bañ leen nuyoo mbokk yi nekk ci Facebook bi ñu leen
leen di bàyyi xel bu baax li ci ëpp na ay suggestion ak ay commentaire moo ci mais benn question moo fi am muy décret concernant l'élargissement du territoire de la commune muy laaj ki nga xam ne mooy daaw président du mairie bi fan lañ ci toll kon bu ñu mën nañu ko téye ba ci foncier ba ñëw ci foncier bi kon Daouda mën nga ñëw vraiment am na benn question bu neex nga répondre ko wala nga ñëw éducation bi waaw mën nañ répondre ñu évacuer ma koy nuyu de passage sama défaillant bi la moo tax la moom xam na ma bu baax du ma ko may dara décret boobu noonu yaakaar naa ne élargir nañ ko ba pare lenn moo ci manqué mooy président de la république signé yaakaar naa président de la république bu signé après mu dem li nga xam ne moom mooy journal officiel loolu am mais ba léegi am na quelques blocages mais côté signature moom moo des ba léegi quoi. mais gis nañ ne lu mel ni mairie commune bu Saly Escale commune bu Fass Cekkeen xaw nañu jege. waaw loolu bu ñëwee après voilà loolu bu ñëwee day gën a màgg parce que dëkk bi aussi dafa màgg dëkk bi dafa màgg mais aussi dama bëgg a ñëw ci éducation bi balaa ñuy dugg ci. mais kon école yi Birane di wax. voilà non dama bëgg a wax mu ne ci côté éducation bu muy wax ne dañu war a préciser que ne maire Mayacine Camara bi muy ñëw fii 4 écoles moo fi nekkoon actuellement ñu ngi dem ba école 8 bi ñu ñëwee école yi nga am na école yoo xamante ne nii mairie bu Koungheul moo tabax salle de classe yi am yoo xam ne moo leen clôturé en partenariat avec l'IEF. mais EFA bokkul ci xaaral rek en partenariat avec l'IEF. caméra yi ñoo ma tiim bu leen ne ñoom ñu ngi seetaan en partenariat avec l'IEF ñu créé ay école mairie bu Koungheul tabax na fi li ñuy wax 26 salles de classe 26 salles de classe. tabax nañ ko fii ci commune bu Koungheul. tey 26 salles de classe mu ngi fii. dama koy défier lu mu wax amul benn école boo xam ne dem nañ fa te amul toilette ku bëgg a génn dem ci kër demal ci kër mais amul école boo xamante nii def nañ ko fii te amul toilette fourniture scolaire yi muy wax chaque année muy benn kaya muy ñaari kaya fourniture scolaire yi dafay ñëw. tey day ñëw mais problème ma wax la tey CM bi du suñ bokkul ci ñun. mairie compétence am primaire la yam mais tey boo demee CM franco arabe bi mairie bu Koungheul moo fa yóbbu ndox lycée bii bokkul ci ñun du suñ compétence du bokkul ci mairie mais mairie bu Koungheul moom moo fa yóbbu ndox et plus loin ba tey ci côté éducation bi le maire Mayacine Camara ci xaritam ak ses relations avec le ministre de l'enseignement supérieur Cheikh Omar Anne xam nga boo demee comme côté Dakar li ñuy wax mooy IVS mais boo ñëwee ci département yi ENO la ñuy wax mooy espace numérique ouvert espace numérique ouvert day am Koungheul ñu ngi ko war a construire fii ci côté armel yi site bi aménagé nañ ko ba pare bientôt ñu gis ko fii nii loolu tey ci côté éducation bi moom wax dëgg yàlla nit mënut fi jam tuuma wala wax fi leneen. fi ñu mel ne jëmee tuuma rek moom mooy les fournitures scolaires. fournitures yi day ñëw moom est-ce que balaa muy yegg këram nii du fekk fournitures yi foofu. loolu pare na loolu mënut nekk moom daaw loolu c'est terminé. pare na mais mën nañu wax ne rek loolu gàllankoor la. loolu beneen bi nag mooy. dafa am lu ñuy wax loo xam ne man manque de morale la xaw ma lan la. parce que bu fekkee da ngay def ngir yàlla jarut fësal moo tax Mayacine Camara nit ñi danañ ko toppandoo waaye duñ ko mos a jot Mayacine utut caméra yàllaa koy caméra bi ko yàlla di caméra ci xolu nit ñi la koy leeral xam nga tey bu fekkee da ngay dimbale nit ñi looy def photo. lu ci photo bi di wuti éducation Mayacine Camara fondation Babacar Ndaw toj na dëkk bi mos ngaa gis yëre Mayacine taq ci waxuma la photo de chemise Mayacine taq ci kaye bëri na ñoo xam ne fii bu ñu xamee Dakar Mayacine Camara moo tax à travers la fondation Babacar Kobar Ndaw muy primer l'excellence boo jëlee pied boo defee nii ma yóbbu la visiter loola ay site nga découvrir leneen kon nag bu fekkee même da ngay jéem a toppandoo nit waaye ngel la toppandoo ko si anam bu rafet. ok ci côté stade bi mu wax loolu lañ ci wax. waaw si côté stade bi mu wax d'abord. stade bi le maire moo jël ci initiative boppam ak ay conseillers ñu ne dañoo am programme pour réfectionner stade bi xam nga ñu bëri ñu ngi coow naan stade bi nii mais stade bi manqué wuñ ci argument buy wax de. mais retard bi moom xaw na. voilà retard bi mën nañ ci wax. waaw mairie bu Koungheul lancé wul appel d'offre utul entrepreneur AGETIP dañoo lancé appel d'offre bi ñu lancé appel d'offre. dépouillé wuñ ko sax Koungheul par coïncidence entrepreneur bu dëkk Koungheul gagné ko mu nekk fierté pour dëkk bi entrepreneur boobu bi ñu ko gagné mu commencé doxal travaux yi mu dem ba ci kanam mu am blocage un entrepreneur défaillant nag mairie bu Koungheul après li mu mën mooy engagé ay poursuites wala def li nga xamante ni moom mooy tax affaire bi ñëw retour normal. bi ñu demee ba foofu noonu pour affaire bi nga xam ne am na problème pour wan la ne le maire moom sensible na ci côté sport damay jël les présidents de zone en témoin. maire ci boppam bi ñuy fubal fii nii am na grille de protection yenn yoo xam ne moom moo ko yeggali stade bi biir terrain bi laa wax mooy fi ñuy fubal enceinte bi. bi mu amee bi nga xam ne am na côté yoo xam ne dafa amoon problème
ci xaalisu boppam waxuma la ay xaalisu mii wala xaalisu jéggaani de xaalisu boppam moom moo wut suuf boo xamante nii moom lañ defaree. loolu moom la war pour ñu football mooy la maire moo tax ma war la ne moo tax ma lay wax ne dama ne la fu mën a jël ci xaalisu boppam di dem di def si suuf pour xale yi football bu fekkonte ne nii retard boobu ci yow la duñ fa àgg te nii may wax ak yow entrepreneur bi jotoon na mise en demeure bi mu jotee mise en demeure ñu ngi travaux yi dañ koy yeggali bientôt waxuma la kii bi de lamp yi day tàkk comme ni lii di comme affaire bi ni muy tàkkee nii avant encore final man maa la wax day tàkk avant final coupe maire day tàkk chaque année loolu avant final coupe maire lamp yi day comme bii lii ni muy comme projecteur yi ni muy tàkkee nii di ma xool lamp yi day tàkk avant final coupe maire dama ne la lamp yi day tàkk waaw léegi day tàkk parce que 2023 moom mu tudd 23 janvier 2022 si la jëm ma ne ngeen ñëw ngeen ñàkkaa ñëw lamp yi day tàkk kon mën nañ jàpp lamp yi day tàkk waaw Birane waaw man saa waay des fois dama yaakaar day gént sa pense la ma tam wax loolu itam ndax tey bu ci stade bi tey rek man foofu mën naa xam ne Maya foofu dafa échec complètement stade bi Baye Top yàgg na combat voilà yàgg na ñëw di casse stade bi yàgg na ñëw stade bi tey mooy stade te xoolal dama jël nawetaan tey nawetaan boo xoolee am na subvention yuy joxe subvention nawetaan yi chaque année dañuy financer bu nawetaan yi kii bi quoi 1 million ay 1 million mais tey xoolal tey ku nekk 43000 boo xoolee 43 xam nga 45000 environ loolu ngay am loolu tey je pense que tey mën naa daggal laaj la tuuti est-ce que loolu mairie moo ko def est-ce que tamit ASC yi amuñ ci part de responsable non mais plus de 20 ASC ci commune Koungheul non xam nga foofu noonu tey loolu tey te bu ñu amoon 10 ASC yi ñu jox leen 1 million je crois que dina bëri wala non mais quel que soit alpha yow boo tey wàllu sport tey boo ko jëlee tey non Koungheul da see dellu ginnaaw du trop te Koungheul am na fi ñu tolloon benn instant ñoo doon Kaffrine si wàllu sport yàgg nañ dem Kaffrine di leen dóor di ñëw xëy noonu ASC Bambou suñu ASC bi tey xoolal tey nu mu kii dañu am ay problème déplacement des fois ñu am ay problème restauration tey loolu tey ñun yaakaar nañ bu ñu ko jëlee loolu yëpp dañ ko changé. ni nga changé non di leen doté bus tey ASC Bambou non wallaahi bu ñuy gagné élection yi incha allah koy gagné au soir du voilà 23 janvier premier budget bu ñuy voté dinañ yëkkati bisu bees tax may ko mooy kii ne. Koungheul voilà mooy kii ne voilà Koungheul Bambou. tey xam nga tey te loolu boo yàgg na ko defan boo yàgg na dimbali booy bëgg Koungheul Bambou am na benn essence am nañ benn bis bi nga ko xam boo paree ko pour jënd ko may ko donc ñun loolu ñun ay kii ñun Koungheul moo ñu ñor. Koungheul tey mu ngi wax ne moom sànq Daouda maa ngi koy dégg muy wax ne voilà les compétences transférées CM yi bokkuñ si mais CM ça relève de la compétence voilà du maire lycée moo nekk compétence conseil départemental non mais CM ak kii la léegi xool dama xool acte 3 de la décentralisation CM compétence maire la bokk CM ak école primaire lycée xam nga lycée ça coiffe le département loolu moo tax mu doon compétence du président conseil départemental mais CM c'est au niveau local. ma ne lii suba di nga ko rectifier. non CM c'est au niveau local CM doo gis kon booy loolu kon nga si bu yeneen village yi ñëw wala ba du jàng si fii. ñaata yoon nga bokk ak. Dakar ñaata nga bokk ak école ku dëkk Kër Ngay. laisse-moi terminer. non bul wax loolu. non mais non ça ne tient pas. non CM. dama ça ne tient pas acte 3 de la décentralisation. mais idée bi kañ la am CM. CM ministre kañ la am CM la. bokku ci. non daaw de laisse-moi tamit. non fekkee amul changement waaw léegi conseil de comme li ñu gis conseil départemental bu joxe fourniture scolaire CM yi la koy jox ak lycée ak école privée yi mais le maire bu joxe fourniture scolaire ñoom CM yi ñoom école primaire CM bokkul ci mairie école primaire la yem bokku ci d'accord boobu njuumte la waaw même bu dee njuumte tamit voilà donc mais CM compétence transférée la compétence transférée la conseil départemental pas conseil départemental du maire du mairie non fii dañ fi toog pour waxtaan ci affaire mairie bi d'accord non pour affaire mairie la ñuy waxtaan nangul naa la ko voilà ba pare ñun tey éducation tey bu ñu ko jëlee tey incha allah pare nañ pour doter école yëpp salle informatique ba si école pour les écoles non primaires. fu ñu ne la jëlee xaalis bi yëpp. non fi ñu ko ne la jël mooy parce que kii bi xam nga loo xam ne am na loo xam ne ce sont les recettes communales. te recettes communales ak dotation yi ñu jot loolu war na mu ñu mën a permettre voilà ba ñëw dimbali école yi affaire yi noonu quoi parce que imagine toi moom moo xam ne fourniture jotaguñ ko ba léegi xam nga jotaguñ ko. parce que période xaalis bu mu waree campagne
xaalis bu mu waree xaalis boobu lay campagne actuellement. non mais non xaalis boobu lay campagne. duñ ko def dara non duñ ko plainte xam nga lu lay won ne. lu lay won ne ñii ba tey mooy li ma waxoon. ma ne la bu fekkee nii lañ bëgg a yoree mairie bi xam nga de moom dañ ko defal dicté préparé. pas dicté préparé waaye parewul. non parewul de xam nga parewul. maire dañuy mu engagement la ñuy def bu ñu defee moom temal li xam nga lu tax sama grand bi du ma ko may dara. finance publique la def. tey bu ñu soxlaa dara dañuy monter engagement bu ñu monter engagement kii ci boppam le maire signé. bu signé soo monter engagement dem fa. déglu ma rek bu signé mu dem trésor bu Kaffrine ñooy verser xaalis bi. te bu fekkee ci ak fu mu mën ci même bu fekkee ak lu mu munti doon te ñu ko yittewoo man nekkoon naa président amical bu ñu monter engagement bi ba le maire signé ci compte AMEC lañ koy virer. kon nu mu mën a waxee ne maire day dem jël xaalis bi. non ma ne gis nga. Birane yéen pare goo leen de. xam nga lii nag lii dafa yomb toog fii rek. xam nga wër mitin yi sol sa benn cap. wooy bu ñu ma joxee Koungheul nii danaa def nii. tey fii xam nga ma wax la benn wolof. boo nekkee xale. waa déglu ma rek boo nekkee xale. tolloo goo ci joxe dépense mun nga wax ne sama papa li muy am yomb na waaye bés boo duggee ba dépense bi war la. di nga changer discours. waaw ñu bàyyi ko man boo xoolee gars yi sont témoins man à chaque fois booy wax damay déglu ba nga pare ma doog a jël. allez-y. tey li ma la wax tey bon finance publique laa def effectivement tey xaalis boobu tey Matar. xaalis boobu tey sunu yaay yi nekk si marché bi dañuy fay juuti chaque jour dañuy fay jiitu tey marché bi moom lu ñuy dégg si marché bi doy na waar marché Koungheul. pàcc xool la kenn xam affaire noonu sax. est-ce que gis nga cantine yi tabax ci côté kii bi. cantine ñaata cantine effectivement xaar ma ñu si cantine yi. Maya ñaata la 11 ans la fi def xam nga ñaata kan la tabax 11 cantines. 11 cantines. 11 cantines. non mais 11 cantines c'est pas vrai dama ne rien que pour marché bu kii bi rien que pour marché bu bees bi. marché bu bees xam nga mu ñëw ci temps après. non marché bu bees bi. après naa jox temps dama ne marché bu bees bi xam nga ñaata cantines ñoo fa nekk. 36 cantines. léegi continué après dama lay ñaan non du 11. non c'est pas 11 Daouda c'est pas 11 nouvelle dama ne nouvelle cantine yi xam nga ñaata la mooy yi nekk sur national. jërëjëf 18 cantine. voilà kon rectification. suba ñu compté. après ñëw même 18 sax nangul. 18 non même 18 nouvelle pendant 11 ans 18 nouvelle laa la wax. non pendant 11 ans ñaata kante ngeen kon moo ko ci olof yu bees. non déglu ma yu bees. pendant 11 ans ñaata kante ngeen boo duggee ci biir marché. 20 Daouda ñu ngi ci biir marché. ma ñu continuer débat bi. ok ma ñu continuer ci biir marché temps baa ngi dem tuuti lu ñu desee xaw na bëri. voilà Birane dama plus de 100 cantines mu ngi ci dëkk bi. dana si mën a ñëw ñëwal. plus de 100 cantines mu ngi ci dëkk bi di gundaandaat. non ñaata at la def 11 ans la def moom 12 ans la def sax non 12 ans la def. kii di nga koy réer 12 ans la def mais moom nee na moom voilà ba mu jëm saa waay ba mu jébaloo si Macky Sall voilà kii la quoi 2011 la jébaloo kon ça veut dire que 10 ans la def mais 10 ans yooyu 11 cantines la tabax. kon ça veut dire que chaque année. 2009 la ñëw non chaque année benn c'est pas 11 dama ne rien que pour nouvelle cantine bi 18 après naa joxe temps nga rien que pour cantine bi bees 18 la. waaw léegi may ma mu continuer après marché Fontenay bi nekk fee 36. dana si ñëw ci marché biir marché 20. dana si ñëw waaw xanaa léegi ma yegg 100 di. may ma continuer allez-y Daouda ma continuer ñëwal. Daouda dama bëgg su may wax nga bàyyi maa ngi la xëy sànq wala maa la koy ñaan sinon voilà prochain débat dina kii quoi ndax xam nga lu ma la wax am na ñu ñuy déglu booy wax man sax à chaque fois booy wax dama lay bàyyi nga wax ba pare ndax nañu respecté gars yi xam ne ñu ngi seetaan quoi nee na 18 cantine nangul naa ko même bu dee suba après ñu dem compter bees laa la wax non bu dee cantine mais tey xoolal ñi bu sa waay ñaata at la fi def man lu mu dul tey lu ma yaakaaroon tey mooy Maya dañu war a ñëw toog mu ne non vraiment 2e 3e mandat bi man vraiment jéggal naa leen Koungheul waaye jéggal naa leen tey bu fekkoon te am na bilan tey loolu la war a def tey mais tey ku mel ne boo jël tey nu mu tudd Linguère seen maire bi nu mu tudd sax nu mu tudd sax Aliou Ngouye dafa ñëw ne non ren du ma dem kii nii ren du ma dem élection mais askan bi ñoo ko da ngay dem par force c'est parce que kooku dafa liggéey commune am tey loolu nga xaarte si Maya c'est un maire mais il est un mauvais maire. Pourquoi? Il est un mauvais maire parce que tey Koungheul boo jëlee plan yëpp il a échoué tey Maya il devait rendre le tablier. est-ce que nekkul li ngeen soxla place am moo tax ngeen bëgg ko def. non non du question que lu soxla place am mais tey nga tey Matar. man je pense que ñun intellectuels yi ñun jeunes yi ñu ngi war a njëkk a xeex troisième mandat dañ ko war a bañ fépp
mais yéen seen leader yéen ci Aliou Macky Sall la bokk ci président ci benn bokk yaakaar la bokk te je crois que président Macky Sall waxagul dara. non président waxagul dara. am naa ci temps de parole. non président waxagul dara mais kenn waxul ne président day def troisième mandat. am naa ci temps de parole. non mais kenn waxul ne président day def troisième mandat te kii da ne damay def troisième mandat. am naa ci temps de parole. ok tey Macky gisul fenn mu ne non damay def troisième mandat. kon yéen bokk ngeen ci bëgg ñëwee la ngeen bëgg a xeex Badou deux mandats la ñuy def. 2 mandats lay def. ñun duñ ko nag ñu maya Badou bu ñëwee ne day def troisième mandat 2 mandats dañu ko boo demee booy lekk boo tibbee bool bi jeex ñu dollil la. nga tibbaa beneen jeex nga ne dañu ma doon dañuy fëkkati sa loxo sànni. ok tey Badou bu ñëwee tey ne troisième mandat lay def dañuy fëkkati loxoom sànni. te xam na ne Badou tey à l'espace de bu ñu jëlee maire bi incha allah te incha allah dañu koy jël au soir du 23 janvier. maire bi ñu ñoo fay daaw démb maa ngi leen gis ñu ne non Badou dafa daw si maire bi mais lu ñu def lan lañu def maire bi duñ fa dugg par force. mais je crois que ñoom waxuñ. non mais ñoom ñoo ko doon wax ñu tey suba ñu xëy gerte xàmmeewul nit ñi sax. tey suba ñu xëy dese ay. non mais si waaw ñun ñoo ko wax. parce que ñi ko wax. léegi ñun ak ñoom ay mburu ak soow lañ yëngal tur wala yëngal naan on assume. mais ñun ñoo ko wax mais ko nu ma waxoon. ñun ñoo ko wax non bu ko ci dugal moom bokk ci débat. non yaa ko fi indi. bu ko ci dugal non non bu ko ci dugal de. bu ko ci dugal non laisse-moi expliquer yaa ko fi indi. bu ko ci dugal. kooku yaa ko fi indi bu ko ci dugal. non kooku yaa ko fi indi léegi nag man sama temps de parole yaakaar naa voilà Birane dafa dugal question boo xam ne dafa dugal benn kii ba interrogation bi bokkutoon ci question bi effectivement mooy que ne Badou dafa daw loolu après ci fin bi danañ ci ñëw loolu fu mu jeek ak yooyu noonu mais ñëw nga ci lu am solo kan ñoom bu ñu gañee maire bi nee nañ lu ñu njëkk def mooy éducation bi dañ ko defaraat sport bi dafa nërmeelu nee na mauvais maire la mu Mayacine Camara loolu la ci tontu xam nga problème bi mooy Mayacine mën na nekk mauvais maire parce que bon noonu bon dafa baax moom ba pare xol bi dafa rafet. non mais di ko waaw déglu ma dama lay waxal si côté gestion bi ci boppam laay ñëw xam nga nit mënut a baax ba pare di jiite mbir muy bon ñoom peut-être fi ñu nekk soxla nañ ko lu leen neex ñu wax leen ko dañ leen koy accepter mais ñi bu ñu fi defee weer ñu dàq leen. dama tax loolu. parce que yéen ak seen programme bu rëy non programme yomb na man su ma neexoon ma ne bu ñu ma joxee dëkk bi nee na 23 déglu ma rek man su ma neexee ma ne suñu ma joxee dëkk bi ma def kër yëpp étage est-ce que am naa possibilité pour def ko dafa c'est-à-dire ñoom dañuy waxee ak ignorance bi ci njëkk bi mooy xamuñ budget ignorance bi ci njëkk bi mooy xamuñ nu mairie di fonctionner ignorance bi ci njëkk mooy li ñu war a def ak fi ñu war a ba sax xamuñ yaa ngi dégg parce que tey mais fii nii tey dama lay wax tey kii benn affaire Bambouck ñëpp ko bàyyi woon le maire Mayacine moom moo nangoo doon président bi mu wàcc ba nëbb moo ko nangu te bëri na ñoo xam ne seen réaffiliation moom moo koy fay am na ci leader yoo xam ne moo ko nangu moo ko yéegaloon après mu wàcc ba division moo ko yéegal am na ci ñoo xam ne tey monté boobu noonu moo tax ñu gis ay doomu Koungheul seen football set ñu rocc ci leen bokk na ci li tax équipe bi am problème am na ci ñoo xam ne dañu génn ku mel ni Ibrahima Sow tey mu ngi ci woon nekkatu fi woon ku mel ni Biradika Ndiaye mu ngi ci woon tey nekkatut fi woon ku mel ni tey boo jëlee ku mel ni ay ñoom Mondaw ay ñoom Italie ñoom ñëpp ñu ngi ci woon kon monté boobu noonu am na lu mu jural Koungheul côté Bambouck boobu noonu am na leader yoo xam ne bu ñu leen seeti jee pour ñu jàpp ci ASC bi xam nga li ñuy wax Mayacine Camara mooy président bi loolu da nga bëgg dëkk bi mais bëggoo dëkk bi Mayacine ñëwul di wuti mairie bi pour naan su ma jëlee mairie bi pour naan su ma jëlee mairie bi mën a doon ministre de Mayacine demul naan su ma jëlee mairie bi mën a doon ministre de Mayacine Camara Macky Sall jox ko mairie dafa ñëw en 2009 fekk fi pouvoir mu def coalition muy penco bi mu defee coalition penco mu gagné mairie bi ñëw ba muy dem ci Macky Sall daf ko yóbbul mairie moo tax Macky Sall xam na bu baax ne kii moom la Koungheul gëm moo tax mandataire bu élection amaatoon fee tamit da ko koy jox te ci loolu mu ngi wax naan 3e mandat mais 3e mandat peut-être constitution moom moo ko teg pour li nga xam ne moom mooy élection présidentielle mais maire bu la neexee nga def 50 mandats 50 mandats yooyu noonu su la neexee def parce que population bi ñoom ñooy fal te population bi xam nga population bi non dama ne ñun Koungheul population bi est-ce que ñoom ñu choisir Maya doon ko wala Maya mu bëgg population bi choisir na Mayacine nekk maire mën na raw li ñuy def chaque année ñu lay woo kaa ñu réunion chaque année ñëwal fii chaque année sa kër mu ngi fees dell loolu du population bi xam nga benn minorité de personnes nekk 3 personnes ci Facebook ak 4 oto yoo xam ne chaque jour kenn ci kanam kenn fii ngay wër dëkk bi nga yaakaar ne nit ñi topp nañ la kan moo la topp yaa ngi naa mais nit ñi toppuñ la da nga foog ne kon ñi amuñ doole la nga bëgg a wax non ñii bu ngoonee nga xam ne ñii amul nit bu réew a demee kër nga xam ne yoruñ dara ok Birane kii seen programme sax gis nga moom te man dafa am lu ma bëgg waay
parce que tamit bu ñu topp wax ji man dama yor bilan bu ma war a tegal gars si ñëw nga ci bilan bi ñëw nga ci sport. non pareegu ma parce que tey boo demee ci santé. waay maire bu Koungheul. rek moo fi def évacuation tey bu ñu la def évacuation yal na bu ma am sax parce que évacuation bu amee rek jafe-jafe ñëw na. gratuite amul fay carburant gratuite grâce maire bu Koungheul tey ci le maire Mayacine Camara côté santé poste de santé bu Touba Koungheul bi tey dinaa leeralal nit ñi lan moo tax ñoom poste de santé bu Touba Koungheul dafa am benn li ñuy wax critère ay critères d'éligibilité la woon critère d'éligibilité boobu mu ngi jógee ci li mu doon wax naan bonne gouvernance boo amee bonne gouvernance dañuy teg ay critères mairie bu Koungheul ci classement ak bonne gouvernance am ñu am benn fonds bu ñu ko jox fonds boobu bu ñu ko joxee moom mooy nit hôpital bii muy Touba Koungheul mu nekk bi ñi ko def mu ngi nekk Enda Ecopac mooy poste de santé bi nekk Touba Koungheul construire nañ fi maternité ñaata yoon lañ fi def li nga xamante nii moom mooy octobre rose. mais yëngu na ba léegi gars yi joxaguñ. moom laa si doon ñëw joxeeguñ. fond de dotation yi. moom laa dama ne la gis nga dafa am ci yoo xam ne bu retardé c'est pas la municipalité. kan la xam nga état. kon ku baaxee déglu ma rek maire la. non dama lay leeral la. trésor la dama lay leeral la. waa ñëw ba tey waxuma trésor de. non maa ko waxee noonu état moom moo teg li ñuy wax acte 3 de la décentralisation. bi mu teg acte 3 de la décentralisation mu jël engagement que ne day accompagner communes yi mais des fois boobu muy accompagner communes yi dafay tardé parce que dañuy traité nag par priorité su fekkente ne nii xam nga li wolof di wax naan kenn du fu ñuy feesee kenn du fa jooy rodd. ok bu ñëw ci emploi des jeunes. voilà emploi des jeunes d'abord à préciser que ne emploi des jeunes du compétence transférée. non du moom. mais en tant que leader. en tant que leader dinaa ci ñëw damay leeralal nit ñi ne mairie bu Koungheul kenn du ko songu mairie laa la wax mairie kenn du ko songu ci emploi parce que du compétence transférée. xam nañ ko d'abord voilà kon léegi ñu dem. du sori sax boo demee fii nii Fera ñaata nit ñooy xëy. yow nga ne Fera. non dama lay waxal emploi la. waaw mais yaa ne du emploi yow yaa ne maire bi ni ko fi léegi. nee naa la taxe le diesel routier dur. waaw mooy oto yi carburant bi oto yi li ñuy daw ci tali bi. foofu la ñuy jël par exemple ñu ne 5 francs ñu ne lii taxe la moom la ñuy wax taxe diesel routier muy la TUR. ma ne la ministère des finances lañ koy loger année passée mu ngi nekkoon 4 milliards ba tey dañu ma ci de man ñibeeku ma maa ngi toog. yaa ngi dégg dama ne la Fera boobu noonu ñaata nit ñooy xëy fii nii di liggéey ci tali bi keneen ku fi joxe liggéey tamit la nga ko joxee état moo la ko jox kenn jëlu fi liggéey nag di la fay si poste boppam de ñi fi joxe liggéey ñëpp kan moo leen ko jox état ñaata femme ñooy xëy fii ci tali bi man nekk naa université pour dire vrai autant Mayacine nekkutoon sax ministre nii de coordonnateur la woon DGPPE Mayacine mosul nekk sax directeur man plus de 20 personnes jaar nañ ci suma loxo yoo xam ne Mayacine dinañ wutal emploi décent nag laa la wax décent parce que man defuma woon science éco mais day jékki-jékki mu woo ma téléphone mu ne ma soxla naa ñaar ñoo xam ne dañoo def science éco bu ma woowee téléphone man maay dem FASEC wala ma woote ñu jox ma ñaar ma jox leen ñun tey ñu ngi ci antenne régionale yi ñu ngi foofu di liggéey ñu ngi am ay salaire am na ci ñoo xam ne dugg nañ tey am CDI xam nga lan moo tax nit ñi yëguñ ko parce que ñun wanewu wuñ mais kuy défendre sa bilan nag da nga war a non déglu rek côté emploi boobu ma la wax dama ne la ñun ñu ngi def te li ñuy def mu ngi yegg ci kër yi ñu ngi koy gis wanewuñ ko yaa ngi koy door a xam tey ci man la jaar wallaay mu ngi jaar ci man boo maa université man la koy laaj ma yóbbu ko tey am na ñoo xamante ne tey ñu ngi GTS Grand Train du Sénégal am na ñu fay liggéey ak yeneen dee Koungheul wa ak ñeneen ak ñeneen kon côté emploi moom côté boobu noonu donte nag ñun bëgg nañ jeunes yëpp am liggéey loolu mooy suñu yéene buñ sañoon jeunes yëpp am liggéey man mii di wax ak yow au niveau national laa la wax man je suis le plus jeune conseil technique fi ma nekk foofu noonu dafa am ñi ma fa nekkal ñëpp ñii ay 78 lañ ñii 72 ñii ay 72 ñii ay nangam mot nañ ma papa mais tey loolu bëgg emploi moo tax tey mu def ko ak bëgg jeunes yi am expérience. poste politique la wala. même bu nekkee poste politique dafa ànd ak compétence parce que nag c'est pas donné à n'importe qui aussi. à n'importe qui voilà ok ci côté emploi bala nga ci ñëw. yow ma bàyyi la yéen la nga ci am yëpp yokk ci wax. balaa may ñëw si côté emploi moom fu ñu koy tontoo si santé bi tuuti. supporter am yaa ngi ñëw ñii si lañ. di wax rek ne Baye mu ngi ci Facebook bi à tout moment Baye fekk am na des questions rek mën nga dugg à tout moment pour jox leen waaw pour fekk am na ay questions Baye rek mën nga ñu ko jox waaye. voilà donc merci madame. ok je pense que émission bi neex na trop te lu koy firndeel non seulement débat bi tàng na mais aussi au niveau des réseaux mooy surtout Facebook gis nañ ne gars yi ñu ngi poser des questions mais aussi ñu ngi contribuer aussi des deux camps aussi am na ay ñu fa nekk di encourager ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau yi. donc benn question lañ fi recensé waat pour le moment Pape Medoune Seck moo ko posé muy par rapport ak dotation médicament CDS bi mairie gis nañ ne 3 ans mu ngi ne ñoom jotuñ ko en tant que comité de développement sanitaire loolu bëggoon nañ ngeen ci ay leeral waaw.
question boobu rek. mais Birane amagul question. non non ba léegi gisuñ ci question. ok non bàyyi ma ñu continuer waaw ñëw continue bi après. xam nga gi nga damay ñëw si point yu ñëw daaw daal. muy wàllu santé bi fonds de dotation bi. fonds de dotation ba léegi hôpital jotagu seen fonds de dotation posé nga ko question ñu question bi ñëwaat na si kii bi te loolu tey heure bi war ñoon tool te moom ñeneen ñoom santé priorité lañ ko def. bu rëy. nee na priorité ba léegi mënoo jox sa fonds de dotation mais dans quel pays nous sommes ba léegi nga ne santé nga ne santé nga def sa priorité ba léegi jotoo ko sa fonds de dotation. fan lay jógee. fan lay jógee. xanaa dama finance publique. non dëggal ma la non jarul nga wel kii xëy na dama la fan lay jógee affaire noonu. mais jusqu'à présent non bu mu wax ay trésor lay jógee affaire yooyu noonu. mais loolu ce sont des fonds de. soo waxee fu muy jógee da nga xam ne da ngay daal soo waxee fu muy jógee day daal. nga demandé pour ngeen déglulante quoi. léegi sànq ba léegi man koy wax tekk laay def. waaw ñëwal. parce que man loolu lañ may yaree loolu lañ may te man je pense que loolu laa lay éviter chaque fois boo gisee tey ressources yi bëri ñooy wax ne fu ñuy déglulante man booy wax tekk laay def du ma wax. allez-y parce que li wax c'est très important nit ñi ñu ngi leen déglu fu nekk effectivement ñëwal tey fondation yi booy foofu fondation yi ba léegi gars yi jotaguñu ko xool tey ñun boo xoolee man je pense que sur le plan de la santé tey moom ñun tey je pense que nekkaguñ maire mais teg nañ ay pas yoo xam ne ni département bi yëpp teg nañ seen bët. muy lan. ci la tey moom tey sax dama koy remercier ndax tey Mayacine ba ñu may ambulance bi fii la ñëw ambulance boo xam ne nii bu bees tax la ñëw fii may ko hôpital Koungheul boobu Maya ñëw na si ñun tàggu ñëw di wax ne kii nii il est là pour l'intérêt des Koungheullois tàgg nañu fa boobu nëw vidéo yaa ngi fi. moom du rancunier. non ñun du ñu rancunier aussi xam nga tey. man maa ngi koy wax sànq Maya c'est un intellectuel. xam-xam Maya ñëpp ko nawlu mais il est un mauvais maire. mais loolu mën a andee. non c'est parce que xam nga tey lu ma la wax rek cuune la non Maya au niveau local cuune la te il a échoué Maya tey il devait rendre le tablier ñëw ne vraiment yéen ma joxoon lii vraiment maa ngi koy kii naa bàyyi keneen ñëw te incha allah bu soo kii dañ koy dem foqati mairie bi boo ko Maya kiiwul dañ koy dem foqati si moom. comment. non élection yaa ngi fi mu ngi wax ne ni kii essai wane nañ ko. Koungheul essai nii fépp foo dem même jooy lañ fay def paa yaa ngi jooy maire yaa ngi jooy tey xoolal tey voilà ba sama grand matar Koungheul boo jëlee tey sunu maam yi décédé woon boo la ñëwee armée la tey ku nekk mën na yóbbu sa bopp këram si 12 ans yi laa wax dama armée la nga yeew néew yi nekk foofu noonu yàlla na yàlla yërëm bëtt jégale ku nekk bu ñu jógee ñoo xam dee nañ pendant 50 ans bu ñu yeewoon dinañ dem seen kër foofu xam wala est-ce que xam nga ba la ma ko waral. la ma ko waral parce que Koungheul amul changement Koungheul changé wu dara changé wu fi. mais yaa ngi gis deux voies yi. non mais deux voies. non dama ne laisse-moi yaa ngi gis lampadaire yi. non mais lampadaire yooyu du may ko fi def. ah mais ci non état mooy ñii dama leen di may voilà temps lampadaire laa leen di may tey am na benn tali bu ñuy tabax fii nii ñoo ngi koy campagne déjà. mooy tali bu jaar CM noonu. loolu Promoville la. c'est état mooy maye commune bu nekk mu mel ni 3 kilomètres. ok donc loolu noonu tey Promoville moo ko def mais ñoom ñoo koy campagne la dernière fois am nañ seen benn kii ba ñu doon def benn émission si mairie bi mooy samedi passé ba ñu doon def xam nga fin scolaire de vacances te loolu dama ñëw sur le plan culturel. sur le plan culturel tey nan ngay mën a jël ay cours voilà ay. mais continuer sa programme bi après nga ñëw ci yéen côté boobu noonu. loolu voilà non dama ñëw si emploi dama ñëw si emploi waaw ñëw non emploi dama ñëw si emploi waaw te emploi yi. war a toll ñun tey. ba ñu nommé. gars yi ñu émission bi neen trop mais sama kii mooy signalé que ne 2 minutes moo ci pour mu gaaw parce que dañu fi day temps mu gaaw non xam nga affaire dafa gaaw a dégg gaaw prolongation xam naa ne essai nii prolongation dama ko bëgg a rey prolongation dama ñu si affaire emploi prolongation ñun boo xoolee ba ñu nommé directeur des paysages. non jardinier de l'État lañ leen nommé. Daouda bàyyi ko mu jeexal après nga ñëw. bàyyi ko mu jeexal waaw ñëwal allez ñëw. même bu dee jardinier de l'État la. Koungheul waa ñoo si gis seen bopp. département Koungheul. dañ fa créé 45 jeunes lañ jël. 45 jeunes à l'espace de 5 mois 45 jeunes tey ba jël nañ ñun ba jël ñoo xam ne ñoo seen camp am na wala amul. mais politique non du politique. ndax ñun. non boo tuddee camp yaa ngi ñëw ci politique. non dëgg la mais jël nañ la ba jël ñoo xam ne ñoo ngi si yéen. jël nañ doomu Koungheul rek. jël nañ doomu Koungheul non dama lay wax ne. xam nga tey bu doon tey suñu intérêt boobu moo ñu tax a jóg kon bu ñuy jël
na ñëw jël ñoo xam ne voilà ñoo nekkaloon Badoo depuis 5 ans mais 45 jeunes lañ jël ba suñu ba direction bi xam nga lu tax parce que ñun intérêt Koungheul mooy tax a voilà intérêt Koungheul mooy tax a jóg ñun askanu Koungheul mooy tax a jóg donc ñun tey yëg nañ ne Koungheul boo fi maire bi nekkee ba léegi 12 ans yëpp jeunesse bi yëguñu seen bopp moo tax ñu leen noo xaaral ñu dimbali ñii nga xam ne nii ñoo fa nekkal seen waa kër yi ñu ñëw jël leen dugal leen foofu nag te instant yi nii booy ay xale carte gab lañ de ay booy yu ndaw ñu jël fa xale carte gab la ñuy laal booy CDI la ñam CDI xale carte gab CDI la ñam c'est-à-dire sur le 5 ans mooy ci côté emploi si côté emploi 45 jeunes bu ngeen ñëwee lu la ngeen daan seen non bu ñëwee tey bu ñëwee tey ñoo ngi ñaan yàlla tey avenir ak suñu kanam non caméra yaa ngi tàkk CDI lañu am foofu daaw 45 jeunes dama laaj leen boo bëggee suba ma envoyé non nga laaj leen waaw caméra yaa ngi tàkk nag waay suba tu feras des investigations sur ça man juriste laa du ma wax ay loo xam ne nii kii xam nga loolu tey boo jëlee tey booy tey Koungheul foofu ki nga fi tey gis nañ tey fii voilà tey ba sunu kii quoi usine bi fi nekk ay toog si wala garab suba ma yaa sax ne leen seen connexion 100 francs yi ne leen connexion 100 francs lañu yor toog si ay garab ba pare xoolal ak lan Jakarta mais tey jeunesse bi tey ils sont désespérés yéen pare ngeen pour changer loolu pare nañ pour changer loolu créer emploi dañuy créer emploi yéen emploi tabax ay tabax ay usine est-ce que am na benn usine boo xam ne nii buñ ko jëlee yàgg na mais tey am autorisation maire moo ñu voilà moo ñu tere pour ñu implanter ko tey bu ñu tey jeunesse bi tey ñu bëri usine boobu day defar ay huile quoi ay huile affaire yooyu noonu tey je pense que tey jeunesse bi yëgul seen bopp bu ngeen caméra yi dina tàkkaate non waaw man ñu nu nee naa ñoo bokk réew mi ñu nu nee naa ñoo bokk Koungheul ñu nu nee na wuute manta ñàkk naam waaye suñu waxtaanee juboo wuute manta ñàkk naam waaye suñu waxtaanee gis yoon seytaane dafa bari doole